sant nañu leen gërëm leen bu baax mbokki bisimilah ci xibaaru marax yi la ca gën a fës bokk na ci bataaxalu Monseigneur Benjamin Ndiaye la ca gën a fës nag jagleel ko tout tànk yi ak naka lañ leen war a toppatooyee métital gi nga xamante ne ñu ngi koy dund ci réew mi ñu xool naka la ñu ci wutee pexe. ñu desandi ba tey ci wàccaayu naweel yi xale yi jigéen yi desuñu benn yoon gannaaw ñoom nag tënk nañu dara ci seen pël fa jënd ci ay yére sax gannaaw googee dem nañ defaru seen bopp loolu lépp nag ñu ne ngir màggal feetub naweel bi. ca Mbour géej nag démb xam ngeen ne jaamarloo amoon na fa dox ci diggante takk der yeekaas kan war a watina nappkat ya fa nekkee loolu waral ñu amal ab gëstu dugg ci mbedd yi laaj askan wi lan moo war a nekk tax seen taxawaay waaye it lan mooy taxawaayu takk der bu yi ni mel nag amee. mbokk yi loolay ponk yi bu ngeen taaxiloo ñu daal di koy faram-fàccee. asalaamaaleykum mbokki xibaar yi nag duñu ko junjee lañu koy daal di doore ak bataaxalu Monseigneur Benjamin Ndiaye mu doon jano ko way taskatu xibaar yi bokk na ca nag la mu ca doon gën a waxtaanee yore noo nga xamante ne moom la ñu def gone yi waaye it jafe-jafe ñi dund ci réew mi ñu xool naka la ñu koy saafarawe yemu ci tama ngay soññ ak ñaax askan wi ngir it ñu xoolaat jikko yi jikko sell ngir nag dundin wi yomb ci ñëpp. Omar Kane. archevêque de Dakar bi layal na bu baax xale yi ñaawlu mettital bi ñuy mettital xale yi siif ak exploitation yu ñuy def xale yi Monseigneur Benjamin Ndiaye li mu bëgg mooy ñu gën a toppatoo yarum xale yi. Que les enfants qui grandissent. nañu bañ a sonalati xale yiy màgg. bañ leen a jëriñoo. bañ leen a siif. mais éduquer avec amour et tendresse. waaye ñu yar leen ci coofeel ak lewetaay. ngir ñu mën a màgg ni mu ware ci mbégte. ak jàmm ju mat sëkk. waxtu wi jot na ngir sunu réew mu weesu ay jëfi neen ngir ñeme wone ci lu wóor ay xalaat yu dëggu ci lu jëm ci xale yi. Avec ferveur vivons donc ce Noël. ak cawarte nañu dund Noël bile ni ay aji ngëm dëgg. ay nouvelle conscience humaine et citoyenne. ni ab juddu bu bees ci doxalin ak jëfin yu bees ci ku nekk. ak ci waree fi doomi réew. et à la beauté de la création que nous devons respecter davantage. archevêque de Dakar bi di ñaan ñu yokk toppatoo bi ñuy toppatoo xale yi waaye itam muy woo fidèles yi ci ñu gën di bale. une conscience qui nous ouvre les oreilles. Noël bi ñuy ubbil suñuy nopp ci woo tey ñiy sonn. Noël bi ñuy ubbil suñuy loxo ngir seddoo ak miskin yi. Noël bi ñuy ubbil sunu xol ngir dundu mbaale gi ak jubóo. Noël bi ñuy teg ci yoonu tase ak keneen ki lu weesu mbokk gi xeet wi aada ji bokk mbootaayu politique bi wala jënn diine ji. La race de l'appartenance politique ou même religieuse. ginnaaw bi mu defee message de Noël bi ba noppi archevêque de Dakar Monseigneur Benjamin Ndiaye jox xale yi ay cadeau. Omar Kane ci kado yooyu nag la ñuy xuus waajur yi ñoom it ña nga ca waar wa ca allée Centenaire nag ña nga fa fees dell ngir jëndali kado di ay neexal yoo xamante ne ñu ko bëgg a jox seeni doom loolee nag jaaykat yi di ko rafetlu waaye li ñu gis nag mooy mbir mi ren doxagul bu baax ci ñoom ma tax ngeer Cheikhou Gueye. at mu jot bu feetu Noël jotee waajur yi baaxoo nañu di jëndal seeni xale ay fawukaay fii ci Centenaire xeetu fawukaay bu ne am na fi waajur wi bëgg a neexal ay doomam ginnaaw bi seeni compo yu njëkk jàllee moo ko fi tax a ñëw. cadeau yi de pour sama xale yi rek laa koy jëndal waaw pour faire leen plaisir rek. dama ko taamu parce que ñoom moom macha allah ay jàngkat lañ te lu ñu bëgg rek dama koy def dañuy préférer ci fête yi nii. ñuy wax yaay jëndal ma lii ma di leen jëndal nag te loolu moo tax. xale yi seen tante la ñu àndal ñëw ci marché bi ku ci nekk ci ñoom xam na bu baax li ko fi indi. coupé bu mag. machine laa bëgg. machine pour. ñaw. góor ñi de ay oto yooyu noonu ay avion yooyu waaw bu dee jigéen ñi moom jeu de construction yi wala jeu kii yi pour cuisine yooyu matériel cuisine. jaaykat yi ñoom
donte ñoo ngi jaay jàpp nañu ni des naa dox. njaay mi quand même doxul noonu bu baax mais nag xaalis leen yaakaar ne moo amul rek loolu rek la waaw waaye lu mu ci mën di doon ñu sant ko yàlla rek. ci feetu Noël dañuy wax ni Père Noël mooy indil xale yi ay fowukaay bu guddee waaye fii ci Centenaire waajur yi mel na ni ñoo jël palaasam ndax ñoo ngi wéy di ñëw di jëndal ci ay fowukaay seeni doom. jigéen ñi it Matar Nguer de suñu benn yoon ci lu jëm ci waajtaayu Noël boobee ñoom it ña nga ca lu xeetook nag defaru gekk yi ni mel ñoo tax ñoom it ñu wutali jaba yu ci mel ne bu Sandaga fa lañ leen daal di fekk waxtaan ak ñoom ñu ne nag jaral na leen ñu génne ci seen poos lu tollook téeméeri junni wala ñaar fukki junni wala sax ñeent fukki junni rek ngir def ko ci bésub Noël bi ndax Yeesu Krista jaral na leen ko. Boubacar Dieng moom nag moo amaloon nag doxantu ba ca jabab Sandaga. ñu ngi fii ci marché Sandaga bërëb bi xumb lool dem ak dikk bi fi am tax sax lii di ay embouteillage am file yenn chauffeur yi di ralentir ci peggu yoon ba ay xale yu jigéen toog fa ci ay banc ku ci nekk di xaar sa tour jot ngir nga def lii di pose cils ongle wala sax ñu defaral la sa xar kanam lépp ngir waajtaayu fête bi. dañoo ñëw pour préparer fête yi ñëw def ay pose ongle pose cils pour gën a jekk ci bésu fête bi daal. ngir yooyu la waajtaay koppar yu tolloog ñaar fukki junni jëm ñeent fukki junni la soxna yooyu di jëfandikoo ngir mën a am feet yu jaar yoon. ça dépend 100 000 150 200 000 ça dépend daal. bon di nga dépenser plus de 100 000 hein, parce que lii dur comme préparation Noël bi et ensuite pour nouvel an bi di nga dépenser plus de 100 000 jëm kaw. Manuel Awa Traoré moom bàyyiwul dara gannaaw ngir célébrer juddug kii di Yeesu Krista. parce que Jésus mooy suñu yonente comme ni du coup man jaral na ma ko bon voilà. ñenn ci xale yu jigéen yi yenn saay ñu joxoñ leen baaraamu tuuma di leen wax ni dañoo jëlee xaalis bi ci mbaraan waaye kii di Jaata Jakite moom mi ngi xam ne ni bépp xaalis bu mu génni da koo ñàkk ci li lew. damay liggéey secrétaire. non même pas dara jógee wu ci rëkk bi lépp suñu poste lay jógee ñoo ko liggéey ñaqal ko suñu bopp lu noos jotee ñu noos ci bañ a yàq. bu fekkee xale yu jigéen yi ñoom ñu ngi waajal Noël ak lii di Nouvel An di ci dépenser koppar yu takku lool soxna yi nga xam ne ñu ngi ci néegu sëy ñu ngi waajal bégal seeni borom kër ak seen njaboot waaye ak dépense yu gën a néew. maa ngi koy waajal petit à petit donc jëndal xale yi cadeau gis nga. di préparer tam bégal sama jëkkër. ñu wax ki leneen ñeel wàllum yoon professeur Babacar Diop kàddu yi mu yëkkati woon dañ ko doon métital ca kaso Rebeuss administration pénitentiaire ba daal dinañu tontu faxas loolee nag ba mu daal di set wecc na ci juróom-ñeenti nit ya ña tegoon loxo moom képp moo doon bañ a sàmmonteeg ci nga xam te ne leen lañ tënku di règlement ba gannaaw nag ba mu amee lépp visite maanaam bu ñu ko seetsee ba noppi moom da doon bañ ñu daal di koy palper comme nag règlement bi waxee naan leen professeur université la waaye it ba ñu koy bàyyi ñaar fukki fan ci weeru décembre moom professeur Babacar Diop amul woon dara ci yaramam maanaam ba muy génn foofee dara dalu ko tey it amul lenn loo xamante ne doon firndeel ci yaramam ne dañu ko faa dóor wala ñu mettital ko. ñu wax ci leneen ñu ko junjee nag ci ndorteelu xibaar yi démb Mbour géej yëngu woon na loolu gannaaw jàmmarloo bi amoon ci diggante ñi di takkat der yeeg nappkat ya doon bañ ñu defal fa ñaareelu quai de pêche loolu waral tey ab gëstu wi ñu amal dem laaj askan wi naka la ñuy gisee loolu ñenn ñi nag di ko ñaawlu lan nit moo war a nekk taxawaayu takkat der ndax yoon la ñuy jàmmarloog askan wi ngir xëccoo ci lenn tonte lekk Aline Gueye ak ma fal fal. ay takk der yuy daw ab mbooloo di leen dàkka ji image yile wër nañu réseaux sociaux yi lu yàggul dara ñu seetlu fii ci Sénégal diggante way takk der yi ak askan wi daal di ñagas yenn saay sax jéeya lañuy moytu ñenn ci askan wi di ko ñaawlu ñu gis ni rekk way takk der yi sunu kaaraange la ñuy aar. loolu moom du lu rafet ci réew du lu rafet ci réew. du luy jëmale réew bi kanam bu ñu amee li ñuy war a kii dañoo war a ñun ñëpp ñu toog état bi tamit nangu ànd ak askan bi waxtaan ak ñoom. li ñu war a gën a xam mooy
képp koo xamante ne ni da ngay sol tenue muy policier di gendarme maanaam seen liggéey ci réew bi dara warul ko lu dul ñun suñu kaaraange. donc comme que noonu la demee maanaam ñun ci suñu bopp en tant que les citoyens ñoom dañoo war a comprendre li nga xamante ni ñoom ñooy policiers yi li ñuy def ñu xam ne loolu maanaam suñu bien-être moo tax ñu di ko def. ñeneen di wax ni nguur gi dafa war a moytu jaay doole bi. d'accord policiers yi ñoo yor suñu kaaraange ñoo yor suñu sécurité mais nag nañu wàññi dóor maté bi quoi nañu wàññi répression nañu wàññi dóore beeg yooyu quoi c'est pas bon day yàq réew rek quoi parce que fi nii toll nañ foo xamante ni koo dóor mu jëngu te day andi problème quoi. ba tax na ñu ngi proposer ay solution ngir mën a sàmb jàmm ji fi am. toujours dañoo war a waxtaan ak population bi ànd ak population bi encadrer leen ñu mën a ñaxtu li ñu war a ñaxtu mais bu amee xëccante diggante kii bi askan bi ak takk der yi loolu mën a résoudre kii problème bi. parce que ñoom duñ dugg foo xamante ne nii peut-être maanaam waruñu faa dugg. fu ñu dem ba dugg fa rek xëy na maanaam dañ faa war a dugg ñoom ñu dem dugg fa donc kon ñoom bu ñu ñëwee maanaam nañ xam ne loolu ñu intervenir ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo mën a résoudre problème bi. waaw mais nañ waxtaan ba déggoo rek quoi nañ waxtaan nañ jël temps rek waxtaan ba trouver solution daal moo gën dina fi am ak du fi am ak maa tey ak génne xam nga day andi problème daal nañ waxtaan état day waxtaan daal. di attaqué way takk der mbir yi lee kenn farataalu ko fii ci Sénégal waaye bu doon yeneen dëkk commencé nañu compter néew yi. ñu wax ci wàllum koom coowal ECO di koppar bu bees bi war a wuutu franc CFA noppeegul ba tey mouvement France dégage àdduna ñu ci mbir mi li ñu gis nag mooy amul benn coppiteef bu war a am ci wàllu woowe te it sax bu ñu ko defee daañu laal li ñu dippee souveraineté askan wi rawatina réew yi nga xam te ne ñoo ko daal di sekk li ñu gis nag moo dina waroon laaj askan wi seen xalaat laata ñuy sóobu ci mbir mi déglu kenn ci ñoom di Alioune Badara Mboup àdduna ci micro Mamadou Bipa Sissoko. ñoom pays européens yi ba ñuy def li nga xam ni moom mooy seen euro gis nañu am na ci ñoo xam ne dañoo def ay référendum waa ngalla yàlla lu tax ñun Afrique tey benn président pays boo xam ni moom mooy Côte d'Ivoire moom mooy taxaw fële di ñu yëgal que ni li nga xam ne suñu xaalis dañ koy changer ci beneen xaalis boo xam ni ECO. FRAPP France dégage mi ngi woo ñi nga xam ni ay nawleem lañu te feeñ ci xeex bi trop. te nekk fi nga xam ni mooy ci dëkk UEMOA yi te ñu xam leen ci seen Pastef ñu continuer taxaw tem ba nga xam ni li ñuy laaj mooy monnaie boo xam ni weccit woo xam ni ak koppar goo xam ni ñoo ko moomal suñu bopp ñoo ko gérer suñu bopp mu mën ñoo jariñ mën a duggaat suñu askan loolu mën a doon li nga xam ni lu am la. ñu wutali ci commune bu Médina maire ba Bamba Fall nag daal dina sóobu ci ab opération bu mu dippee set wecc ca gox ba fépp nag fuy bërëb boo xamante ne askan wi dañu fay daal di daje daal nañ koy seetal bokk na ci jàkk yeeg juma yeeg yeneen ni bërëb yi askan wi di tas di dajaloo moom nag mu ne mbir mi daañu ko wéyandi ba fanweeri fan ak benn ci weeru janvier loolee nag moom mu koy lancé mu ngi nekkoon ci teewaay ki nga xamante ne mooy maire Ndakaaru ñu déglu Bamba Fall moo di ay leeral ci mbir mi. tey daal li ma soxal mooy Ndakaaru set ci gannaaw maire de Dakar lii nag opération Médina set xam ngeen ne bii mooy 7e année mais bu ren bii nag moom dafa dugg ci cadre Dakar ville propre madame le maire moo jiite Ndakaaru mu topp ci gannaawam bi mu faloo li mu njëkk a wax Dakar daa war a set loolu moo tax Médina engagé wu ci gannaaw madame le maire ndax ñëpp xam nañ ne bureau mi tey ci Médina la ne kon buy jaar di liggéeyi am ay ganam ñu war fee romb di dem bureau ganam yi war a ñu koo mere war a ñu koo jéppi moo tax ñu koy defaral li wër building communal yëpp nga xam ne gan gu mu am bu yeggee bala muy dugg ci mbedd yu ndaw yi dinañu Dakar set na. dinañu defar fanweer ak ñetti jàkk yëpp dinañ ko nettoyer école publique yëpp nettoyer marché Tilène nettoyer église yi nettoyer tamit artères yu mag yëpp ak yenn kër yi nga xam ne amuñu doole ak maison yi menacées ruine épave yi ak tamit encombrement bi ñi nga xam ne dañoo ñëw ci voie publique bi teg fii recette yooyu suur nañu ko lañ ko fi yëkkatee. tey nag waa 5-5 la ñu jagleel bés bi ndax Mbaye Dièye lañ def sunu ambassadeur moom mu yor Médina Set ak propreté.
ñu wax ci wàllum alam bi ak coppiteef jaww ji ku ne xam ne nag ñaari fan jàpp fukki fan ak juróom ci weeru décembre bi ñu nekk amaloon nag ab ndaje di PEC COP 25 doon amee fële ci Espagne ca Madrid ci noonu nag tey ji la ñu doon amal lépp lël boo xamante ne dañ doon wax la fa tukkee waaye bokk na ci nag ni xayma gi jubluwaay yi mooy li nga xamante ne moom la ñu bëggoon a am da jotuñu caa yegg ki ko xam ne nag mooy jëwriñ gi ñu dénk wàllum alam gi Cheikh Hassana Fall. COP wala conférence des parties dem na ci at yi ak lu muy gën ti sore doon ab cadre boo xam ne foofu la ñëpp ti toogee ci waxtaan ci stratégie bu àdduna bi war a am ngir xool nu ñuy def ba tàngoor gi fi am ñu gën koo wàññi ba mu nekk ci lu yees 2 degré ci Celsius yi. COP 25 bi le moom nag nekkoon ci ordre boo xam ne lu ñu waroon waxtaanee mooy marché carbone bi financement ngir xeex lépp loo xam ne jëm na ci changement climatique yi ak tamit nu ñuy def ba teg ci yoon lii di article 6 bu traité de Paris. ay laaj yoo xam ne réew Afrique ak lu ñu mën a booloo doon benn tamit jëlew ñu consensus foofee waaye ak lu mu ci mënti doon Sénégal jóge na ci ndaje boobu ak tamit ay projet yu yees boole ci tamit ak partenariat ak ñiiti waa GISA bu waa coopération Allemagne. jot nañu li nga xam ne moom mooy 16,5 milliards bi nga xam ne waa GIZ ak le Fonds vert climat signé nañu benn protocole de cofinancement pour li nga xam ne moom mooy le projet des foyers améliorés pour xeex bu baax a baax li nga xam ne moom mooy daggum garab bi parce que utum matt bi ak këriñ bi jural na àll bi ay jàngoro yoo xam ne jàngoro yu métti la donc loolu projet boobu dina permettre ñu avancer bu baax a baax. ay projet yoo xam ne ngir ñu mën cee am ndam faw ñu nekk ci dëkk bi aakimoo ko waaye tamit ñiiti collectivité territoriales yi def ko seen i yosu bopp. ñu mun a créer relation bu dëgër diggante collectivités territoriales ak ministères yi nga xam ne ñoom la ñu dënk question environnementale yi parce que il faut que pour que projet yi mun a dox bu baax pour que projet yi mun a atteindre seen objectif xam na il faut que askan wi participer ci loolu nag war na jaar ci collectivités territoriales yi. su fekkee ne déggoo amul ci biir COP 25 bile ñoom ñi joxaat nañu seen bopp ndaje ca COP 26 ba war a am ca novembre 2020 fële ca Glasgow foofee xam ne war nañu waxtaanee point yëpp ngir ñu mën a am ab consensus ci àdduna bi yëpp. Cheikh Hassana Fall ca jam ñaañu nag daal dinañ ndar képp fukki fan ak juróom yi nga xamante ne ñu ngi ko jagleeloon xeexub guerre jéggalu bu baax ca Géejawaay la mbir mi xewe woon waaw fu nag di kuréel gi nga xamante ne mooy xeex lépp lu jëm ci wàllum guerre lëkkaloog secteur privé bi waxtaan wu yaatu boo xamante ne lañ ca génne mooy bokk na ci ay jéego yu ñuy teg ngir xeexub guerre boobee ci réewum Sénégal gën a jëm kanam waaye li ñu gën a bëgg nag mooy boole ci ndaw ñi Mamadou Lamine Fati. Géejawaay dalal cérémonie bi nga xam ne mooy tëj quinzaine nationale yu ñu jagleel xeex guerre ci bés boobule xale yi ak kilifa yi dox nañu ngir wane njëriñu secteur privé bi ci xeex guerre ci Sénégal. cérémonie bi tey mooy jeexal quinzaine de lutte contre la corruption bu ñu commencé depuis le 9 décembre xam nga le 9 décembre at bu jot mooy journée nationale de lutte contre la corruption ñun nag dañ yokk def ko quinzaine pour mun a wax ak ñëpp yenn journalistes yi société civile secteur privé xale yi ren nag suñu yëpp si xale yi lañ ko gën a jublu di leen ñaax si mbiri corruption ak tricherie. ONG Eden bi nga xam ne moo dalal cérémonie bi la jël na engagement ci kanamu kilifa yi ne ñoom dinañ wëyal xeex bi nga xam ne moo jëm ci wàllum guerre te boole ci bu baax a baax xale yi ci wetu OFNAC. kuréel bi nga xam ne mooy OFNAC bi ñu dénk ko muy aar askan bi ci wàllu guerre ak di leen soññ pour ñu moytu ko dafa tànn ONG Eden pour jeexale fii ndaje yi nga xam ne nii moom la ñu sumboon ci ñaareel ayu bés bi nga xam ne nii dañ ko jàpp at bi pour xeex guerre ci Sénégal ñu koy rafetlu bu baax a baax ñu jàpp ne corruption bàyyiwul benn gox bàyyiwul benn secteur mais tam bàyyiwul kenn. pàcc bu gën a rëy ngir xeex guerre ci Sénégal bokk na ñu boole ci képp koo xam ne yaa ngi ci ak fépp foo mën a nekk rawatina ñu jàngal ndaw yi ak xale yi ñu gën a xam lan mooy guerre. jaajëfal na bu baax Mamadou Lamine Fati mbokki xibaaru marax yi fii lay dal di yem 19h45 Assane Gueye ñëwaat di leen xibaar yi ci kàllaamay nasaraan sant leen gërëm leen bu baax ci teewlu bi jërë ngeen jëf.